jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar yi ñu tàmbale ko li ci gën a fës bokk na ci procès massacre bu Boffa Bayotte ca Ziguinchor lu ubbee kon ca palais de justice bi tey jii kon lu toll ci fukk ak juróom-benni accusé ñu tuumal ne kon dañoo rek boomoon ay nit ci atum janvier atum 2018 ba tax na kon ñoom partie civile yi bari lu toll kon ci fanweeri avocat ñoom ñoo nar a layoo am na ñu sàkk woon sax ñu taxal procès bi wante loolu àttekat bi daal dina koy lànk chambre criminelle kon bu tribunal bu Ziguinchor mooy càmbar lu nu mel ci teewaayu alkaati yu bëri daañu ci ànd ak suñu ndaw foofu ca Ziguinchor di Boubacar Diassi. Ndakaaru moom mooy capitalu ndox ci àdduna bi muy forum mondial de l'eau daal di ubbi tey jii ca Dakar Arena terrain basket ba nekk ca Diamniadio ci njiitul président Macky Sall jamono ji moom njiitu réew mi yëkkati na fay kaddu ki jiite forum de l'eau it naka nii ak yeneen i président yu nekk fii ci Sénégal ci Afrique ak bitim réew ñoom it daal di teewee ci ndaje moom bokk na ci kon njiital réew Mauritanie ak bu Congo Brazzaville di Denis Sassou Nguesso danañ ci ànd ak suñu ndaw la ñu fa teewal foofu ci Diamniadio di Habib Faye. ñu wax ci bitim réew ak roppalaan bu daanu di China Airlines moom nag rek dafa daal di daanu ba tax na kon lu toll ci téeméer ak fanweer ci ay doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan loola ma ngi xewe kon ca Chine tey jii la am ba tax na rek réew moom ña nga ca tiis muy waa Chine kon roppalaan bi ginnaaw bi mu daanoo tàggat yaram it dinañ waxaat ci regroupement bi daal di tàmbali diggante kon joueur yu équipe nationale bu Sénégal nara daje ak Égypte ca Caire fii ak àjjuma la wante ñoom ca Marrakech ca Maroc la ñuy tàmbali rek seen ab regroupement joueur yi nag ñu ci bëri commencé nañ teew ngir rek maaj foofu waajal lu ni mel ndax ku gagné ci ñaari équipe yooyu yaay dem ci coupe du monde ba nar a am ca Qatar ci atum ren bi su ngeen taaxiloo ñu yaatal xibaar yi. ay takk der ñoo xëy kon daal di rek wër lii di tribunal bu Ziguinchor chambre criminelle ba mooy àtte rek ñan tuumal ne kon ñoom ñoo boomoon lu ëpp fukki doomu aadama ak ñett yu ñàkkoon seen bakkan ci atum 2018 la ca àll ba nekkoon ca Boffa Bayotte fële ca Casamance. kon nag ginnaaw bi ñu toogee lu toll ci ñeenti at tey jii la procès bi daal di ubbi nar a am kon ci diirab fukki fan ak juróom wante nag du yomb ndax boo xoolee ñii ni tuumal ay accusé toll nañ kon ci fukk ak juróom-benn avocat yi tamit bari nan lu toll kon ci fanweeri avocat ñooy layool kon partie civile yi maanaam ñin tuumal kon toll kon ci fukk ak juróom-ñaar ñu tënk ñu ànd ceek Boubacar Diassi. ci kaaraange gu mat sëkk ak ay Ziguinchor yu néew yi ñëw seetaan si la chambre criminelle bu tribunal de grande instance bu Ziguinchor di sëgg tey ci dossier bi ñu ubbi gannaaw bu ñu defee l'enquête ci exploitant forestier bi ab bande armée bi yoroon ay gànnaay daal di faat ci àllum Bayotte Est te mu nekk bésub juróom-benn fan bu janvier 2018 ci bataaxal bu président bu chambre criminelle bu tribunal de grande instance de Ziguinchor daal di siiwal mën nañ jàpp ni audience bii mënul weesu ñaari semaine waaye ci boobule bataaxal ba léegi ñu gis ni fukki doomu aadama ak juróom-benn la ñu jàpp ni ñoom la ñu war a ñoo àtte te ñu gën cee ràññee César Atoute Badiate mi jiite front sud bu MFDC waaye ndagam ñépp xam nañu ni kenn jàpp ko kon boo dañu koy àttee te du ko fekkee maanaam par contumace ñu jàpp ni ci liste accusé yi bokk na ci René Bassène Oumar Ampoy Bodian César Atoute Badiate ak ñeneen te ñoom ñëpp nekk ay góor ñoom ñëpp ñu placé leen sous mandat de dépôt ba su fukki fan ak juróom-ñeent bu janvier 2018 lu ñu leen tuumaal bëri na lool waaye ñu gën cee ràññee association de malfaiteurs bokk ci ab mouvement way fupp faat doomu aadama te tey ko wala bokk jéem a faat doomu aadama jàpp doomu aadama noot ko ba mu ñàkk bakkanam waaye it yor ay gannaay yoo xamante ne yoon mayu la ko jéem a randal ay bataaxal te tagoo ko ci yoon ñu jàpp ne avocat yu war a layal partie civile yi ak accusé yi ëpp na fanweeri avocat daanaka sax partie civile yi ñoom fukki partie civile ak juróom-ñaar la waaye témoins yi mat nañu fanweer ak juróom-benn. jërëjëf Boubacar Diassi mu mel ni kon kaaraange mat na fële ca palais de justice bu Ziguinchor di doon topp kon procès boobu jëm kon ci mbiri massacre ba amoon ca Boffa Bayotte. ñu wax rek ci wàllu sommet de l'eau muy forum boo xamante ni ubbi na tey jii ci Ndakaaru fële ca CICAD la ca Diamniadio président Macky Sall kon moom moo rek ubbi ndaje moomu ci teewaay ay naataangoom yi jóge ci Afrique ak ci bitim réew kon fii ba ay bés Sénégal di waxtaan lu ni mel den ci ñëw ci kanam ak kenn ku ñu fa teewal di Habib Faye
moom nga xamante ni rek bokk na ci kon suñu ndaw yéen yebal fële ca Diamniadio su ko defee lépp lu jëm ci sommet de l'eau boobu di forum bi ñu daal di rek leen koy digtal muy wàllu ndox ak wàllu kaaraange assainissement ci la bokk ba tax na kon lépp loo xamante daal jàpp na ni mën a ñoŋal am ndox bu ko defee àdduna war cee mën a am ñu daal di koy def ndax jàpp na ni ndox moom day lu waaj a tumuraanke ci àdduna bi ndax rek jafe-jafe yi nga xamante ni kon ñu ngi koy dund te yenn saa yi am na ci réew yoo xam ne sax jafe-jafe am seen biir suñ xamul nan la ni bokk ndox yooyu kon dinañ ci ñëwaat ci kanam ak Habib Faye kenn sunu ndaw yi ñu teewal fële ca Dakar Arena ji terrain basket ba nekk ca Diamniadio ca jamono jooju tamit ñu wax rek fële nga xamante ni kon mooy yorinu ndox moomu ca Diourbel li ñu jàpp mooy foofa askan wi daal yenn saa yi ndox mi dafa tumuranke goog ñu jot ci jafewut ba tax na kon ay waxtaan daal ñoo ngi ko fay amal su ko defee lu teen ni Baba Garage di commune boo xamante daal jàpp nañ ni foofu it ay jafe-jafe am na ci wàll woowu waa ENDA ci moom ñoo fa nekkoon ngir ñu daal di waxtaan leen lu nu mel ñu ànd ci ak Babacar Diouf ak Ndonga Ndiaye. askan wi naanatuñu ba màndi mbayum dër miñ fi tàmbali woon sax mënatu la sotti tool yaa ngi commencé di lax li ko waral du lenn lu dul ñàkk ndox Marème Sow di ko ñaawlu moo di présidente réseau international ENDA Thiermont. loolu nag problème ndox mi na état bi delluwaat seetaat kuréel yi muy dénk ndox mi nañu dem ci base bi ñu seet naka lu ñuy yorale seen i bopp seen i ndox di ko gérer bu yàq ko ñu defar mais ko aide au développement xaalisu nguur gi na ci dugg d'abord. pour maire Baba Garage moom li ciy saafara du lenn lu dul fexe dakkal réforme mi nga xam ne moom la ñu indi ci wàllu yorinu ndox mi ci dëkku àll yi. dañu jóg taxaw pour que loolu soppeeku parce que journée bu mel nii nga xam ñi ngi wax wàllu mbay ak journée yi ñu jëm journée mondiale de l'eau ñu war a wax wàllu ndox je crois que fii ñu toll ci gox bi ak ci département bi ak ci région bi ak jafe-jafe yu ñu am je crois que yooyu waroon na mën a ñàkk ndax ndox mi doyul ndox mi qualité bi melul dañu bëgg kon bala ngeen naam da nga fay nekk ku amul loo naan doo am loo bayee donc loolu moo tax ñuy ñaan état mu ubbiwaat boppam ubbiwaat xelam xam ni bi muy def réforme askan bi moo tax mais askan bi gisuñu seen bopp ci réforme kon réforme boobu nañ ko repenser ñu xoolaat ko gën ko def loo xam ne askan bi dañ ci gis seen bopp soit mu jëlee fi Aquatech carrément wala mu xool ne nu mu def. ci njiital Agri Sud International karawaan bi nga xam ne moom moo boole doole gëstukat yi nga xam ne ñoo bëgg a fexe ba Sénégal jëm ci agroécologie ñu ngi nekkoon ci diwaanu Bambey. ñu wax it ci wàllu ndox wax tamit fi nga xamante ni kon moom mooy ca Médina foo yore fula foofu nag àll bi yenn saa yi daal nañ koy yàqee bari na tabaxan rek kon mën naa am njeexital ci li nga xamante ni kon moom mooy nawet bi ba tax na kon lépp lu ñu tuddee kon agroécologie ci wàllu environnement du mën a ñoŋ loolu nag képp koo xamante ni yaa nga yëkkatu société civile bi ONG ñu ngi ciy yëkkati yuuxu rek su ko defee kon népp lañ mën a def ba saafara am ci ñu daal di koy def Abdoulaye Diallo. ñu nekk ci jamonoy changement climatique ak lépp lu ñuy jural askan wi li ñu duppe agroécologie dafa doon lu am solo lool noonee la ay nit ñi di yëngu ngir aar alam gi amale ay yëngu-yëngal ca Médina Yoro Foulah ngir ñaax woowe askan ca fànn woowu. dynamique de transition agroécologique au Sénégal DITAES nag boo ko déggee moom dafay def li ñuy wax wasaare li ñuy wax mbay mu sell donc dañuy def ba li nekk suñu bébé daal mooy def ba nga xamante ne bii producteurs yi dinañu gën a fulaal jox dayoo jox gëdd li nga xamante ne bii moom mooy mbay mu sell mi parce que de plus en plus dañoo remarqué ni que nit ñi dañuy utiliser engrais chimique pour foog ne moo leen di may li nga xamante ne bii moom mooy production bu nganda ngand waaye loolu li muy àndal mooy production boobu noonu non seulement du nekk production bu mucc ayib ndaxte day am ay njeextal yu bon ci wàllu santé mais également day rey suñu ay suuf. ngir déggal seeni kàddu dañoo dimbale askan wi fay yeewoo ba ñu taxawal ay sardine légumes te ñu ñaax leen ngir ñu bañ si def ay engrais poson. lii neefere rek la ñuy utiliser ñu indi neefere bi ñu tooyal ko ba mu tooy bu tooyee ba pare nga jël ko nga def ko ci soble bi wala sa kanja wala sa mentu nga def ko ci waaye ñun defuñ fi benn engrais. tànn gi ñu tànn Médina Yoro Foulah pour di fa amal caravane bi ni mel du nen. wax ne leen il faut que ñu dem Médina Yoro Foulah ndaxte Médina Yoro Foulah zone la boo xam ne am na ay terre fertile forêt baa nga fa waaye ay yàqu-yàqu yu bëri mi ngi commencé am te bu ñu sàgganee rek li dal yeneen gox yee gox xaane dina leen dal donc nañu gaawantu def li tubaab di wax tirer la sonnette d'alarme jàppare producteurs yi fexe ba ñu xam njëriñu forêt bi ñu war koo préserver mais fexe ba tamit suuf si nga xamante ne bi am nañ ko fi muy suuf su sell
ñu fexe ba du ñu utiliser ay engrais chimiques di ko yàq donc ñu utiliser engrais bio. bi ñu xoolee njëriñ ba ca agroécologie ngir xeex changement climatique yi activités yi ni mel war nañu leen a amal fu ne ci biir réew mi. waxit ci wàllu mbay mi moom it ku ne xam ne ndox mënu cee ñàkk ba tax na rek fële nga xamante ni moom mooy ca département bu Linguère lancé nañ fa projet bu ñu tuddee kon projet Dindi Fello su ko defee rek kon acteurs yoo xamante ne ñi ngi ci wàllu sàmm gi ñu def seen kéemtulaay kàttan rek ñoom it ba mën a jëriñoo ci lépp loo xamante ni kon njëriñ la dëkk yi nag muy Labgar Vélingara Fello yooyu yëpp daal bokk nañ ci nga xamante ni kon ñoom ñoo ci bénéficié wu Mamadou Moustapha Ndiaye. a jóg mooy gën a ñoŋal alam bi rawatina ci commune yi di Oudalaye Labgar ak Vélingara Ferlo. Dundi Ferlo projet la boo xam ne dafa jóg pour jàppale communes yi jàppale organisation yi nekk ci biir communes yi ñu koy wax unité pastorale pour que ñu gën a taxaw naka la ñuy aaree alam yi aar également saawo yi fexe ba unité pastorale bu ci nekk nga identifier yan partie ñoo gën a yàqu ci sa àll. parti yu yàqu yooyu nag ñu jàppale leen ba ñu aar ko defaral ko ay clôture ay grillage. agronome vétérinaire sans frontières moo lancé projet bu ni mel ñi bokkoon ci ndaje mi rafetlu ko lool ndax dañoo jàpp ne dina gunge askan wi rawatina ñi yëngu ci wàllu càmm ñu gën a jëfandikoo àll bi. ñi ngi tàmbali ak ñoom di gën a baral mbir mi di gën a baral jéego yi lépp lu jëm ci wàllu reforestation maanaam gën a yokk garab yi gën a yokk koom yi. gën a yokk aussi la nga xam ne moom mooy liggéey bi population yi bi communauté yi di def lu jëm ci wàllu aar gàncax gi foofee ci Labgar donc muy loo xam ne dafa am solo lool ci ñun am aussi njeexital ci communauté yi ba am ay xeetu liggéey yoo xam ne daañu ko ci ñambaas mooy jigéen ñi seen koom parce que danañ fa def ay activités de maraîchage mais aussi danañ fa aussi fexe ñax mi nga xam ne moom lan éleveurs yi doon uti di dem di màng loolu aussi danañ gis ne parcelles yu ñuy taxawal yi danañ nekk ay parcelles yu ñu protégé am na fu ñuy toll ci at mi ñax moomu muy fourrage boobu nit ñi dañ koy mën a jëfandikoo di ko jox jur gi. Dundi Ferlo fukki at la fi nam ma def ci pàcc bu njëkk bi 1,000 hectare suuf daañu ko jëfandikoo 1 milliard ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukki millions ak ñaar ci sunuy koppar lañ ci nam ma def. ñu wax rek ca Fatick wax ci tamit ci dund bi kilifa yi nee nañ dinañ def seen kéemtalaay kàttan rek ba ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo yor wàll woowu rawatina kon njënd meek njaay mi ci prix yi ñu mën ko respecté ndax danoo jàpp ni kon ceebu ordinaire beek dawlin gi yenn saa yi prix yi mën naa yokk góornóor bi moom it daal jox na ndigal lekk su ko defee kon képp ko xamante ni yaa ngi yor kon rawatina service bu commerce yi ñu daal di xool région bi commerçant yi ndax rek ñi ngi sàmmonteeg lii di arrêté bi ministère bi génn woon su ko defee ñu respecté prix ci marché bi Aminata Goudiaby image yi Abdou Karim Bey. consommateur ak itam yenn service déconcentré yu nekkee ci région bi ñoom ñëpp teewee woon nañu réunion bi nga xam ni moom la conseil régional de la consommation doon amal prix yu bees yi jëm ci ceebu ordinaire bi nag la ñu njëkk a xamal ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon dañu ko tëral rek ci ni nga xam ni noonu la département yi nekkee ci région bi bindoo. ceeb bi nag kilogramme bi daal da koy jaayee 295 francs ci Fatick ak Gossas bu fekkee Foundiougne la Jifeer Palmarin ak li ko wër donc kilo bi 300 francs lañ koy jaayee saako bi 50 kilos ñu ngi ko bloqué à 14000 bu fekkee côté Foundiougne la Jifeer Palmarin environ 14100 francs. nu ni mel itam la ñu defee ak njëgu suukar si ak itam njëgu dëwlin ji. suukar si donc kilogramme bi 600 francs lañ koy jaayee 600 francs yi dañ ciy teg ñaar dërëm bu dee Foundiougne la Jifeer Palmarin saako bi 29100 francs la bu dee Fatick la ak Gossas bu dee Foundiougne Jifeer Palmarin ak environ 29200 francs bu fekkee diwlin gi la nag bidon 20 litres bi moom ñu ngi koy jaayee 21750 bu dee Fatick la ak Gossas bu dee Foundiougne Jifeer Palmarin 21850. département bu Foundiougne ak itam yenn gox yi nga xam ni dañoo féetee ci ndox mi maanaam ci île yi dañoo wuute ak yeneen yi looloo waral nag seen i njëg di xaw a kaw yi tuuti rek buñ ko méngaleeg yeneen ñaari département yi di Gossas ak itam Fatick. waaw situation géographique gu département de Foundiougne ak yenn îles yu ci mel ni Jifeer Palmarin ak îles yi ko wër dañ ci tenir compte moo tax dañoo différencier prix yi nga xam ne moom la ñuy appliqué ci Fatick ak Gossas nga xam ne même réalité la donc bokkul ak fële loolu moo tax bu ci nekk dañ cee yokk dara. njëgu aliment de bétail bi ak itam bu volaille bi nemeeku nañ ci ak wàññi adjoint gouverneur chargé des affaires administratives bu Fatick nag sàkku na ci commerçant yi ñu jëfee prix yu bees yi nga xam ne moom la ñu tëral service régional bu commerce sax ne ñoom fas yéene nañoo wàcc ci terrain bi ngir def ay contrôle xool ndax prix yooyu ñu ngi koy appliqué.
ñu des ba léegi rek ca foofee di Fatick maire ba moom it mi ngi dànkaafu ñi nga xamante ni kon dana jox suuf foofu di terrain ñu war faa tabaxi kër jàpp nañ daal suñ ko exploité wu dinañ ko nangu jox ko ñeneen ñi nga xamante ni kon bëgg nañoo dëkk wàllu kaaraange tamit moom Matar Ba nee na dina ci xar tànk tubayam ñu déglu ko ci micro Aminata Goudiaby. mooy que ne dañu seetlu woon ci jamono na yële weesu def na at fi mu toll nii ñu ñëwoon tojoon suñu kër yi bi ñu tojee suñu kër yi nag mu am évaluation bu ñu defoon kenn ku nekk ñu xayma la nga fa am ñu warul na delloo sa moomeel ca liggéey boobu noonu ñu seetlu woon nag ne am na ci ñun ci suñu biir ñu nga xamante ne vraiment ëpp doole gi mosal nañ ñu ba ñu commencé di kosi waat leneen waaye ñu seetlu ne effectivement daf ci am asul lumbu su ndaw su toll ci juróom-ñaari nit yoo am terrain bàyyi ko muy titre foncier kenn mënu koo jël te tabaxoo fa defa fu dara ay prosopis sax fa loolu am na jamono yoo xam ne jëloon nañ ci ay matuwaay ne dañuy nangu sax kër yooyu ñun ñëpp Fatick lañ dëkk ku am kër defar ko même boo fa dëkkul nga koy nettoyer ku am terrain même boo fa amagul loo fa defit luñ fa sax nga dindi ko ñu ngi ciy wax nag di ci dox ànd ceeg service yi yore suufu Fatick waaye nag liggéey boo gis processus la ñu ngi ci sensibilisation ñu ngi ci conscientisation waaye jàpp nañ ne am na foo xam ne bu fa yeggee il faut nag buur teg ci loxo ci yenn kër yi nga xamante ne jàpp nañ ne ñii naruñ fee def dara ilaa yawmi din parce que suuf si nag état bee ko moom même boo amee titre foncier am na ay procédures yoo xam ne mën nañ la dessaisir loolu nag buñ ci yegg donc kër yi nañu ko toppatoo Fatick nañu ko toppatoo ñu ngi ñaan nag parce que xam nañ ne président Macky Sall joxe na ay ndigal pour que ministère de l'intérieur Fatick dafa war a am peloton de génie parce que dëkk bu am université la war naa am suffisamment de force de l'ordre am nañ camp gendarmerie loolu lépp bu ñu ko dajale police gendarmerie ñu ànd ak ñoom bu ñu ko defee lépp lu fi insécurité dinañ ko mën a xeex efficacement. aérodrome bu kawoon nekk fële ci Kaolack foofu tamit président collectif daal ñoom it jàpp na ni daal gis nga ko jot nañ li naan kon ay ndàmpaay su ko defee kon rek ñoom am na ci ñoo xamante tamit amagun muy téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett ñoo xamante ni ba léegi rek gis nga ko amul loo xamante ni kon wàllu ndàmpaay la ñu di ko ñaawlu moom mi ngi tudd rek Boubacar Bokoum ci micro Pape Mbaye Diaw. mooy que ne dañu seetlu woon ci jamono na yële weesu def na at fi mu toll nii ñu ñëwoon tojoon suñu kër yi bi ñu tojee suñu kër yi nag mu am évaluation bu ñu defoon kenn ku nekk ñu xayma la nga fa am ñu warul na delloo sa moomeel ca liggéey boobu noonu ñu seetlu woon nag ne am na ci ñun ci suñu biir ñu nga xamante ne vraiment ëpp doole gi mosal nañ ñu ba ñu commencé di kosi waat leneen waaye ñu seetlu ne effectivement daf ci am asul lumbu su ndaw su toll ci juróom-ñaari nit yoo xamante ne ba léegi jotaguñ seen moomeel. impact yi on était au nombre de 162. le président de la république son excellence mu waxoon que ne xaalis dafa oyof te ñii bu ngeen leen joxee seen xaalis yi amaa ngeen leen di jox ay terrain xaalis bi mën nay saaw ñun nag ñu seetlu ne wax dëgg yàlla terrain yooyu noonu ñuy wax ba léegi nii amul kenn ku nekk kenn ci ñun koo xam ne mën nga dem taxaw ne place bii bërëb sangam borne yii mooy sa terrain jox nañ ñu nag ay attribution li ñu seetlu daal mooy que ne manquement am na au niveau des indemnisations donc du paiement des impenses mais également manquement am na ci attribution terrain yi parce que kenn ci ñun mun taxaw ne fii mooy sama parcelle. ñu ko doon wax sànq rek ci xibaaru bitim réew yi ak roppalaan bi daanu fële ca Chine ñi ko moomoon nag mooy compagnie aérienne bi di China Eastern Airlines ñoom nag kon lu toll kon ci téeméer ak fanweer ak ñetti passager ñoom ñoo ci nekkoon ñu ne daanu na rek ca province ba nekk ci Wuzhou loolu nag tax na kon télévision nationale ba ak kilifa yi di tis lu la mel jamono ji kon compagnie bi jël na décision roppalaanam yëpp ñu daal leen di immobiliser suuf ndax mi ngi nekkoon benn Boeing 737 kon bépp roppalaan bu compagnie bi moom rek kon naawatul dañ ko teg ci ngir càmbar xool lan moo waral joojee jëyee laata kon ñu jëlaat dogal rek di daal di naaw dinañ ci ñëwaat ca nam gën a yaatoo ci kanam it ñu daal di dalal Cheikh Tidiane Diaw ñu ñëw rek ci li gën a fës ci tàggat yaram ci kanam lay doon ñu fàttali ni kon équipe nationale bu Sénégal ñoom ñi ngi rek fële nga xamante ne mooy ca Marrakech di rek daal di commencé tàggatu bi jëm rek ci li nga xamante ni mooy seen waajtaayu coupe du monde bi jëm kon ci ay préliminaire la ñu fàttali ni kon Sénégal ak Égypte ñoom ñoo war a daje ca Caire
mais baat si barrage la comme nekkoo fi pour wax ko ma daal di fi nekk ndax yaa ngi jël écouteur yi def sa nopp jaaw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Chérif Dia. waaw ñu tàmbalee rek ak regroupement bi dafa mel ni kon tàmbalee na fële ca Marrakech. regroupement bi tàmbalee na fële ca Marrakech lu toll ci fukki gaynde yegg si nañu fa di waajal double confrontation boobu ci sunu diggante ak Égypte muy comme ni nga ko waxee woon rek muy barrage coupe du monde Qatar 2022 ginnaaw ñaari fan yu ñu fay def nag ci wàllu préparation joueurs yi dinañu jël avion dem ca Égypte match bi dinañu ko tàmbali. Première phase bi le 25 mars lay doon ajuma foofu ca Caire kon Chérif gaynde yi dinañu def seen séance d'entraînement bu njëkk tey jii ci ngoon lay doon foofu ca Marrakech dañuy ñëw wax ci Ligue 1 sénégalaise ak 14e journée bu championnat ak choc bi nga xamee ni moo amoon ci diggante Génération Foot ak Jaraaf bu Dakar Génération Foot fekk Jaraaf ca Iba Mar daan ko ñaari bal ci benn entraîneur u Génération Foot nag rafetlu victoire am boobu nga xamee ni jàpp na ni conditions yi jafe woon na loolu ci joueurs yi surtout que dafa amoon ay blessés yu bari ci semaine bi ñu teewlu ko moom Olivier Perrin ci micro Ahmadou Ba. C'est une belle victoire pour des nos jeunes joueurs. ndam bu rëy la pour xale yi mu doon ndam bu ñu amee ci ay conditions yu jafe ak football bi ñu doxal tey jafe-jafe yi bëri woon nañ ndax ñeenti joueurs dañoo amee gaañu ci biir semaine bi kon metti woon na ngir ñu jëlee dara ci suñu jogante ak jaraaf li ñu may chance mooy liggéey nañ lu bëri ak benn groupe bu yaatu ci début saison bi. C'est pas évident pour certains joueurs de rentrer dans un match comme celui-là. entraîneur u Jaraaf bi moom gis ni joueur mi dañoo amoon jafe-jafe ngir gérer seeni émotion surtout bi ñu ubbee score bi mené 1-0 ci penalty Cheikh Gueye ñu teewlu ko ba léegi ci micro Ahmadou Ba. On n'a pas su gérer ses émotions et l'équipe adverse est revenue sur un corner, sur une balle arrêtée avec les défenseurs. ñàkk mën a gérer li nga xam ne moom moo di émotion bi équipe adverse bi ñëw na dëggal boppam ci wàllu corner bi gis ngeen ni mu demee. ak défenseurs yu am doole yi nga xam ne moom la ñu am du yoon. amoon nañ ay espace yoo xamante ni nag moom moo leen permettre seen ay attaquants daal di dugal. lu toll ci 5 minutes jàpp 6 minutes yi nga xam ne daal nañ koy perdre donc ñoom ci la ñu profité ci loolee la ñu daal di defaraat ci ñaareelu pàcc bi am li nga xam ne moom moo di jeu direct waaye mel nag organisation bi moom moo desoon. Utilisant un jeu direct mais parfois un jeu direct qui n'a pas été très bien organisé. Njàmbur moom ma nga woon ca Ndar ca stade Mawade Wade ngir recevoir fa Jàmbaar waaye Jàmbaar dafa leen fekk ji daan leen fa benn bal ci dara compte rendu match boobu dañ ci teewlu Ousseynou Diop ak Habib Seck. bu dee ci gradin yi la supporters yu Njàmbur yi wane nañ seen mënin waaye ci biir terrain bi seen joueurs yi ay occasion yu bari yi nga xamante ni am nañ ko dañ ca lajj ginnaaw ga sax ñi di waa Jàmbaar ñoo leen mujj dóor benn bal ci dara bii ba ñu dugal ko ba match bi amee juróom-benn fukk ak benn cay simili ci tir boo xamante ni joueur Jàmbaar bi di El Hadji Bakary Mané moo ko amal. bii boobu sax moom rek la ñuy mujj dugal ci match bi Njàmbur di ñàkk ci kanamu Jàmbaar match bi ñu ko doon amale ci stade Mawade Wade. ci ay difficulté temps yële passé yëpp donc équipe bi amul woon ay match yu bëri yoo xam ne gagné wuñ ko ak yu match nul donc ñu tegale ñetti victoire defe naa ne daf ñu permettre ñu génn ci zone bi ñu nekkoon ba gën a jege ji encore ci kaw te defe naa ne loolu ci suñuy objectif la bokkoon. ci côté Njàmbur moom entraîneur bi mujjul yi yàbbi ci match bi ginnaaw ba mu jeexee jàkkaaroom ak taskatu xibaar yi da ko mujj boycotté ñi nga xamante ni ñooy supporters yi nag dañu meroon ba futtu Jàmbaar bi mooy ñetti match yu muy tegle di am victoire Njàmbur moom juróom-ñeenti poñ dong la am ci fukk ak ñeenti journée. jaaxale ko ci cyclisme Chérif ak ubbiteeg saison bi fële ca Ngiriñ muy coïncider ak juróom-benneelu édition vélo club de la Petite Côte lu toll ci juróom-benn fukk ak ñeenti coureur ñoom ña nga woon ca ligne de départ ba course bi nag ci diggante Ngiriñ Ngexox Sindian ak Thiès la woon aller retour trajet bu 70 kilomètres ki ko gagné nag di Cheikhouna Cissé bokk club Caïman organisateurs yi ñoom ña ngay invité autorités yi ngir ñu jàppale discipline boobule Racine Ngom président bi dañ koy teewlu ci micro Abdourahmane Diallo. Juste de monter une nouvelle équipe fédérale et donc mën naa ne première course mi ngi nii ñu waa vélo club de la Petite Côte organiser ko may président bi ñu organiser ko fii à Njëriñ et donc circuit bi nekkoon Njëriñ Ngekoox Sindia Thiès aller retour
c'est un circuit qui a fait 70 kilomètres mais alhamdulilah nit ñi dem nañ ñëw ak jàmm. discipline vélo moom am nañ ci ay jàngate yu bëree li ci njëkk a noppee mooy que nouvelle génération bi xamuñu luy vélo parce que vélo dafa dee ça fait plus de 30 ans au Sénégal donc lu ci vélo bi ñu am ci ay Sadio Mané am ci ay champion yu leer mais appui bi moom moo des équipement vélo dafa cher moo gën a cher équipe bu football booy bu équipé wu yéeg toog ci cyclisme ça fait plus de 300 000 CFA moo gën a cher équipe bu football donc bëgg nañoo pousse affaire bi mais foog ñu am appui ministère des sports ñëw si président fédération ñëw si président ligue yi et ñëw également si président club yi te suñu amee appui boobu xam naa vélo moom dina jëlaat marche am par rapport aux années précédentes nouvelle génération bi xamaat lan mooy vélo et ñu dundaat vélo ñu dem si suñu pays naataango bi sous la région plan international et national Sénégal représenté fait dignement le cyclisme du Sénégal qui est une discipline noble. nga jaajëfal Abdourahmane Diallo Chérif Diallo moo fi gënoon a fës ci xibaar ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw mbokk yi ñu dëkk leen li gën a fës ci yenn kaay yi ànd ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf yéenekaay bu ci wow it boo moytul ba nga dendal dana la tooyal ndax waxi ndox mu bari mu journal yi xëyee yëral xët mu njëkk Soleil national mi ngi ñuy xamal ne tey jii ci altine ji ca la ñuy tàmbali ca jëm ñaajo ndaje mii di 9e forum mondial de l'eau ndajem juróomi fan mu ñuy waxtaane wàllu ndox mi ak lépp lu mu lamboo journal bi xëy ñu defal gëstu bu yaatu ci ndox ak i jafe-jafeem ci réew mi am ndox gu ànd ak kaaraange gi war ngir yokkute l'observateur nee nañu ci kawtem bii ci la ñuy amalee 9e forum mondial de l'eau gi yéenekaay bi nañu dégg nañu dem bit ci télévision nationale Serigne Mbaye Thiam ministre eau ak assainissement muy xamle ne jege juróomi junniy participant ak juróomi téeméer bindu nañu ngir teew ci forum bi te ci ñoom ñaari téeméeri ci réewum Sénégal gi la ñu dëkk l'observateur nañu ñoo ngi séentu ci xew it ay njiiti réew ñu ci mel ni njiitu réewum Mauritanie njiitu réew bu Congo njiitu réewum Guinée Bissau ak njiitu réewum Éthiopie Sénégal Vox Populi nee nañu fii ba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars mooy doon capitalu àdduna bi ci wàllum ndox ñi tumuranke am ndox dëgg ci réew mi Le Quotidien nee nañu ñoo di waa kaw ga ne am na lu ëpp juróom-ñetti millions yi doomi aadama ci dëkki kaw yi ñoo xam ne ndox mu baax te doy dégg rek la ñu ci am direct news nañu ndox mi ak i jafe-jafeem ci réew mi yamu rek ci dëkki kaw yi ne kër gi yore wàllum ndox mi di Sen'Eau mooy problème national bi direct news nañu li ñëpp doon xaar ci Sen'Eau moo di bu ñëwee tàggale ñook jafe-jafe ndox waaye dafa far ñëw yokku joote ji ñàkkum ndox mi ñuy dund ci réew mi facture ndox yu seer yi Sen'Eau di joxe ak perturbation yu rëy yam ci distribution yi askan wi ñoo ngi koy jooy guddeeg bëccëg député yi ci assemblée nationale it heure bu ñuy wax ba yegg ci wàllum ndox ci ŋàññi Sen'Eau ci la ñu dëkk màggalug Daaru Muxti gi woon bërki démboo Njaay yéenekaay bi nee nañu ñàkkum ndox gu rëy la ñu fa dund ginnaaw ndox mi nañuy wax ci courant bi ki jiite kër gi yore courant bi ci réew mi di Pape Mademba Bitèye directeur général bu Senelec moo nekk ci xët mu njëkk l'Observateur li sabab waxtaan yi moo di bëgg a xam ndax xeex bi Russie nekkee ak Ukraine mën naa juri conséquence ci courant bi réew mi am déet Pape Mademba Bitèye directeur général bu Senelec mi ngi dalal xel yi ci wàllu woowee nee na waa l'Observateur jël nañu ay matuwaay yu wow koŋ di ay mesures conservatoires yu ñu jaare ci ak vigilance ci stock yi Senelec yi boole ci kit di jëfandikoo ci anam wi gën lii di énergie renouvelable ak it fexe ba maîtriser njëgu courant bi comme réew mi l'info mi ngi ñuy wax ci xëtam mu njëkk ne waa FMI di Fonds monétaire international rafetlu nañu ni muy doxee ci réew mi waaye nag ñoo ngi dànkaafu kilifa yi réew mi ci anam yu bari mutuelle de santé des agents de l'État libération nee nañu ak noos ak gundaandaat akuk ndaataatal lax gu rëy moo fa am ubbil yéenekaay bi ci diggante 2018 ba 2020 journal bi nee nañu génne nañu fa 780 millions 261 mille 413 yoo xam ne kenn xamul fan la ñu ko dugal gis nañu fayit ñetti prestataires yoo xam ne ci diirub ñeenti ati lëm marché bu am ci mutuelle ba ñoo koy gagné 121 millions 600 mille yu ñu ne def nañu ko ci ay mission te kenn mus a gis fenn benn ordre de mission li gën a dee nag libé nee nañu mooy 33 millions 160 mille yu ñu fay ci ay facture proforma jàppante bi soldaar yi Sénégal yi nekkee ca Casamance ak fippi MFDC yi tongal leen sonal leen fitnaal leen fukki fan yàlla boobaak léegi réew mi quotidien nee nañu bilan ba ca tukkee maanaam la mu juragum tiis na tatar lise ko ne ko rawatina ci askan wi tàmbali nañu ko yëg bu baax a baax ne lu mu gàtt-gàtt ñoo ngi wax juróom benn junni doomi aadama yu dawee Casamance làqu ji Gàmbi te yéenekaay bi nee nañu waa Croix-Rouge nee nañ ñoo ngi ragal yëfi romb foofu feneen fu ñu xëy gis la xew ca Casamance moo di ci journal La Tribune nee nañu fipp yi ñoo ngi ci guuta jamono ji ndax soldaar yi dañu leen a wër ndomba ki yoon wër ndomba ba koy bëgg a ndengeeñ l'Observateur mi ngi ñuy xamal ne moo di Boy Djiné ne lu jëm ci réquisitoire définitif bu parquet bi am na yeneen juróom-ñaari mbir mu di li ñu tuddee ci wàllu yoon vol aggravé yu ñëw gàlle ci ndoddam ba tax na procureur de la République bi di sàkku ñu yóbbu ko ci chambre criminelle bu Ndakaaru ak li ko wër la Sénégal mi ngi ñuy xamal ne dund nañu fi week-end bu macabre ay doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ci anam wu yéeme bokk na ci benn borom kër
kër bu pandar boppam ca Bambey benn étudiant bu pandar boppam ca Pikine étudiant boobee pandar boppam ci Pikine Les Échos indi lañu ci ay leeral yu gën a yaatu mi ngi ñuy wax ne ca Pikine Icotaf fa la xewe ki def loole ab étudiant la bu nekk ci université virtuelle du Sénégal bi mu pandaree boppam xaru la ko tax a xaru baayam bi ko jur la ko jéeñ moom étudiant bi toll ci ñaar fukkeet ak juróom Les Échos ne nañu laata muy xaru dafa publier ci statut WhatsApp am ne sama dund gi yépp li ma ciy réccu mooy li ma juddu. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yéen it jërë ngeen jëf ci ànd ak télévision Futurs Médias li moo nekkoon li ci gën a fës ci xibaar yi dinañ ci ñëwaat yaatal ko ak xibaar bi kon di forum mondial de l'eau bay am fële ca Diamniadio ak sunu ndaw yéen fa teewal ak journal du forum ci guddi ak Fatou Kiné Deme